لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة. liggéeyub université bu Touba am na ci pàcc bu am solo boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir moom la dénk Serigne Ahmadou Badawi mu ànd kook waa Rawdu Rayaahin ak boroomi xam-xam muy liggéey boo xam ne dafa jëm ci càmbar lépp loo xam ne moom lañ wala jàngale ci université bi di mbooleem filière yi nga xamante ni moom moo ci aajo. loolee nekk liggéey bu yaatu boo xam ne laaj na gëstu lu ni mel nag la Serigne Ahmadou Badawi xam ba tax na saa su ne muy amal ay ndaje yu am solo ak i boroomi xam-xam ak mboolem ñi nga xamante ni dañoo bokk ci waa Rawdu Rayaahin ñuy jàngat lépp loo xam ne dafa jëm ci liggéey bu am solo boobu. loolee moom moo tax fan yii rek ñu amal ndaje mu am solo mi ngir weccante ay xalaat ci li nga xam ne moo jëm ci université bi. am naa ci ndigalu Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil moom mi nga xam ne mooy saytu liggéey bi aju ci daara Cheikhul Khadim ji nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa hafizahullah wa raah moo ko nam ma sos fii ci Touba. xam ngeen bi sëriñ bi joxe ndigal li ba tey moom kuréel gi mu jiite dafa am nuñ ko tërale ñi ngeen gis dañ doon daje tey ji mooy comité restaurant bi mooy al lajnatul musaghara daanaka mooy coordination générale liggéey bi ñoom ñooy coordonné liggéey bi fu ñu toll ñi ngi def ay daje di saytu liggéey bi la ca mat a joyanti ñu joyanti ko ci loolu ci lañ amale jataayu tey bii liggéey bi ne niñ ko tërale mooy ay commission di sëñ Muntaxa yëkkate daara ji ba tey ci commission yooyu ñu ngi yëngutu daanaka liggéey bi mat na ay joyante yu ndaw rek moo tax léeg-léeg ñu daje daal ngir saytu ko xoolaat ko waaye tey liggéey bi mën nañ na mat na ndax xam ngeen université bi du rek tabax yi am na solo waaye dafa am lu koy xaar war ko gunge mooy programme yañ fay jàngale lépp liñ ci def ci programme moo nekk li laytaay bâtiment yi nga xam ne moom la ñuy tabax fee ca daara ja ndax architecte yi nga xam ne ñoo koy taxaw biñ ci daataan yëngatu ci dara dañoo toog ak comité bi ak lijaan yi mooy commission yi ñu gaaral lañu xalaat ñoom ginnaaw bi ñu xamee programme ni mu tëddee nga xam ne lañ tëral foofa day méngoog programme bi lépp luñ ca def daanaka dañ ko méngale ak liñ tëral ci programme bi loola nekk lu am solo ndax ñoom itam wane nañ ci ubbiku goo xam ne lañ jëkk a liggéey biñ dikkee dañ ko gaaral ñu am ci ay modification ñu koy xool di ànd di ko saytu di diisoo di weccoo ba keroog ñuy am daal loo xam ne jàpp nañ ne mooy gën a méngoog gis-gisu seen Muntaxa bi ci daara Sëriñ Tuubaa ji loola mooy lu mat a bàyyi xel moom itam ndax ñee daal yëngatuwuñ fa lenn loo xam ne wóote na ak suñu programme bi ñu gaaral sànq nga xam ne lépp loo xam ne bépp jéego buñ ci mas a seqi daal muy ñiy toppatoo wàllu programme pédagogique bi ak ñi yore wàllu architecture bi di ingénieur yi bépp jéego buñ ci mas a seqi rek ñu ngi ko teg ci gis-gisu sëñ Mouhamadul Muntaqa bi nga xam ne moom la am ci daara Sëriñ Tuubaa ji loolee lu mat a bàyyi lu xel la ndigalam rek moo masuñ cee def lenn loo xam ne du moom lañ ko gaaral ba mu wéyal ko joxe ca ndigal ñu doog ca defar suñu jataay ñun xool wàllu technique bi na muy mën a amee ci nam gën a yombee loolu it lu mat a bàyyi lu xel la ndax am na kuréel boo xam ne ñooy saytu njàngalem alquran mi muy commission daara yi wala daara ji nga xam ne moom lañ bëgg a def ci fee ca complexe bi am beneen commission boo xam ne mooy toppatoo njàngaleem majalis mi mooy njàngaleem cosaan bi nga xam ne moom la waa dëkk bi gën a miin ca cosaan am beneen commission boo xam ne école moderne ya maanaam école yi nga xam ne ñooy jàngale l'islam ci biir dëkk bi seen programme ya yow itam dénk nañ ko ab commission ñu saytuwaat ko gën koo méngaleeg bëgg-bëgg ak gis-gisu sëriñ bi am beneen commission boo xam ne ay école spéciale maanaam daara yi ña fay génne nga xam ne mokkal nañ alquran ba noppi nga xam ne seen dox mën naa gën a gaaw ñu tegal leen programme spécial boo xam ne ci diir bu gàtt rek danañ mën a am seen shahada am seen diplôme CFA am seen diplôme BFM mën a continuer seenum njàng ñooñu it dafa laajoon ñu càmbaraat seen programme xoolaat ko baax a baax gaaral ko am beneen
commission boo xam ne moo yor njàngale mu kawe mi njàng li ñu mën a tudde université enseignement supérieur kooku it ñaari pàcc la benn bi njàngaleem diine la muy kulliyatu dirasat al arabia al islamia ak njàngaleem métier mooy IFR bi jàngale métier ak technologie ñaari pàcc yooyu la juróomi pàcc yi ma wax yëpp benn bu ci nekk ba sëriñ bi joxe ndigal ba tey yaa ngay kër yi di daje di weccoo di diisoo lépp rek ngir sottal programme bi ci anam gi ko sëriñ bi bëggee tey jii alhamdulilahi rabbil alamin mën nañ ne daanaka tey bu daara ja noppoon ciy tabax lañ fay jàngale ak ña koy jàngale daanaka lépp saytu nañ ko ba feeti la ko boor loola nag la comité restaurant bi di daje léeg-léeg di ko saytu bu baax a baax commission yi it benn buñ ci wax bu ci ne léeg-léeg rek nga amal ay ndaje yoo xam ne da nga càmbaraat liggéey bi waxtaanee la ca information yi nga xam ne moo bees ci liggéey bi ñu séddoo ko waxtaan ko bu baax a baax loolu daanaka mooy anamu liggéey gi nga xam ne comité bi ci lay liggéeyee boobu ak léegi li mat a dale xel daal mooy daanaka tabax yi rawagul programme bi jàpp nañ ne sax programme bi mën nañ ne moo raw tabax yi ndax tey bu ñu amoon ay tabax yu taxaw daara ji alquran ji mën naa tàmbali njàngale majalis bi mën naa tàmbali kulliya bi muy faculté étude arabe islamique bi mën naa tàmbali faculté wala IFR métier yi ak technologie bi mën naa tàmbali école yi nga xam ne it ñoo nekk ci biir dëkk bi te bokk ci njabootu sëriñ bi di fi jàngale programme boo xam ne programme dëkk bi la ñoom itam lépp loo xam ne moo war ci seen waajtaay commission yi nga xam ne ñoom lañ ko dénk sottal nañ ko bu yàgg ñoom itam ba ñu ngi xaar rek ndigalu sëriñ bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci turu si Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite Rawdu Rayaahin daayira boobu nga xam ne moom la ci loxoom ci la Cheikh Mouhamadou Mountakha teg liggéey bi bi mu ko xalaatee mu doyloo ko teg ko ci loxoom moom itam mu taxaw ci temm wax dëgg yàlla ndax xam ngeen ni boobaak léegi yàggut waaye comme ni ko sëñ Abdou Lahad Lo mi waxee liggéey bi li ci ëpp solo taxaw na ko ba lépp tege na ci yoon ba mënees naa wax ne noppi na mbir nag ginnaaw moom men mbir du mat moo tax rek waxtu wu nekk muy soññee ñuy di soññ commission yi yëpp di daje di gën a defaraat liggéey bi di ko gën a yokk xalaat yu bees yu génn ñu fexe ba muy gën a baax ndax ni mu koy waxee mbirum Sëñ Tuubaa warut a yem ak menn mbir ci la gën a baax ci lu ne la gën a baax la ci war a am kon moo tax mu taxaw ci taxaw ci temm ba nga xam ne wax dëgg yàlla man lépp mi ngi ko ciy def xëy na Cheikh Mouhamadou Mountakha da ci am yéene ba bu sañoon lépp lu yitte rek dañ koy wax mu def ko waaye suñu xam moom da koo xaaru ci lenn li man lépp mi ngi koy def ku dégg ba cëg waxtu wu ne mi ngi woote mi ngi soññee ñi nga xam ne ñoom lay woo itam muy ak yaatal gi mu ko yaatal ci mbooleem borom xam-xam yi rawaat na borom xam-xam mu taal bi borom xam-xam yëpp la woo ñu ànd ak moom liggéey bi waaye waxtu wu nekk mi ngi leen di woo di leen soññi ba nii ko sëñ Abdou Lahad waxee liggéey bi fi ne nii alhamdulilahi rabbil alamin li ci ëpp solo noppi na ba nga xam ne bu tabaxi noppi woon fi ne nii mënees naa daa tàmbali jàngale kon loolu lu am solo la loolu moo tax rek tey itam comité restreint bi daje woon nga xam ne ci njiitam ak ñi mu ko àndal ñi nga xam ne ñoo jiite commission yi ak ñenn yi nga xam ne dañ cee woo ñoom itam ñu di ci def seen xalaat di ànd ci liggéey bi tey ji bokk na ci bis bi nga xam ne dañoo daje woon ngir gën a saytuwaat liggéey bi rek ba lépp incha allah lépp mel ni nga xam ne moom la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggee kon loolu rek laa ne woon naa ko ci yokk di ko sant moom Cheikh Ahmadou Badawi waaye di sant mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom di yëngu ci liggéey bi kon nag ñu jërëjëf ñu ngi sant bu baax yàlla nañu yàlla doolu tawfeex rek
ba ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggee muy liggéey Serigne Touba yàlla dafa ko ci tawfeex moom mu ko tekki loxoom waaye dafa ci tawfeex ñun ñëpp ba ni ko Serigne bëggee ñu ànd ak moom defee ko noonu jërëjëf. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nos salutations les plus chaleureuses à tous les croyants, tous les musulmans, tous les condisciples du monde entier. Il s'agit d'une synthèse des travaux de la structure à qui son éminence Serigne Mountakha Mbacké a confié la partie technique du travail qui consiste à mettre sur pied le complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim. Sous l'égide de Serigne Ahmad Badawi, responsable moral de Rawdou Rayaahin, ces travaux ont démarré depuis plusieurs mois. Il faut également préciser que, en fait, c'est le khalife lui-même qui est le principal, sinon le seul maître d'ouvrage du projet. Il est vrai, il y a un volet architectural que des techniciens de l'architecture prennent en main. Il s'agit des infrastructures, des bâtiments, des espaces à aménager et à construire. Mais c'est en parfaite cohésion avec l'équipe pédagogique qui s'occupe des programmes et des contenus pédagogiques. C'est une parfaite symbiose entre ces deux équipes. Autrement dit, les architectes ne peuvent pas concevoir des infrastructures sans des indications claires de l'équipe pédagogique ils travaillent de concert. Mais tout cela sous la supervision et sous la coordination du khalife général des Mourides, qui est en fait, comme nous l'avons dit, le véritable maître d'ouvrage du projet. Si on voulait faire un résumé simple de la structure de l'équipe qui constitue le fer de lance de ce travail, on peut retenir 5 commissions techniques qui se partagent les tâches sur le plan pédagogique. Nous avons une première commission qui s'occupe de l'enseignement du Saint-Coran, une seconde commission qui s'occupe de l'enseignement traditionnel mouride, traditionnel à Touba, le Majalis. Nous avons une commission qui s'occupe des structures existantes déjà dans la ville sainte et que nous appelons école moderne. Il y a également une commission qui s'occupe d'une école appelée école spéciale, parce que s'occupant d'enfants ayant mémorisé le Saint-Coran et à qui on doit appliquer un programme condensé qui les conduit à un cursus pareil à celui des autres. Et nous avons enfin une 4e commission, c'est la commission enseignement supérieur. Toutes ces commissions sont présidées par un responsable que nous appelons président de commission, avec des membres qui sont constitués d'enseignants, de chercheurs de la communauté. Nous avons ratissé large, parce que toutes les compétences sur le plan national et même sur le plan international, au niveau de l'enseignement, de la recherche, de la pédagogie, ont été mises en œuvre pour finir cette entreprise gigantesque. Toutes ces commissions sont sous la supervision d'une structure dénommée comité restreint. Un comité restreint donc, supervisé par Cheikh Ahmadou Badawi, qui s'occupe de la coordination des actions de toutes les commissions. Comme nous l'avons dit, ces commissions ainsi que la coordination ont démarré leurs travaux depuis plusieurs mois. Il est bon, chaque fois, de temps en temps, de se réunir, à peu près 1 fois, 2 fois par mois, de se réunir pour faire le point. Et à chaque fois que de besoin, on fait des rectificatifs pour poursuivre la tâche. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que si les infrastructures étaient livrées en ce moment même, les programmes ont été peaufinés, ont été validés et seraient prêts à être mis en œuvre. Donc nous terminons par souhaiter tout le succès possible à cette commission qui a la lourde responsabilité de conduire ce projet si prestigieux, si cher au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à qui nous souhaitons une longévité et une santé de fer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة